asalaamaaleykum mbokk téléspectateur ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant bu baax a baax si seen teewaay fii si télévision nationale rawatina si seen émission Covid 19 mbas mi tey sunu ganu bés bi nekk professeur Amadou Mokhtar Dieye nekk directeur des laboratoires bu ministère de la santé ñëw tey ngi waxtaan ak ñun mbirum Covid 19 mais particulièrement mbirum test yi xam nga ne test yi moom nit ñaa ngi seen xel a ngi def ndaa xamuñu ban test léeg-léeg lu ñu war a def léeg-léeg ñu ne dafa am problème si aéroport bi ba di ñëw ndax mbirum test bi dinañu si indi ay leeral bu baax a baax surtout ñi nga xam ne dañuy faral di bëgg a def test te des fois duñu am fu ñuy defee dinañu si indi ay leeral bu ci kanam mais laata loolu dañuy dellu fële ce ministère de la santé ànd si ak docteur El Hadj Mamadou Ndiaye di directeur de la prévention mu wax nu tey si altine bi naka la fi feebar bi taxawee si suñu réew. ci junni ak juróom-ñeent téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari test yi ñu def ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ñoo ci positif yooyu am nañ ci téeméer ak fukk ak ñeent cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jógee bitim réew waaye am nañ ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent ñi nga xam ne ay cas communautaire lañu mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñu fiñ ko jëlee wala ki leen ko wàll ñooñu seen lim nii la tëddee fukk ak benn ci Mbour ak Saint-Louis juróom-ñett ci Touba juróom-ñaar ci Kaolack juróom-benn ci Liberté 6 ak Mbao juróom ci Almadi Diourbel Mbacké Mermoz ak Parcelles Assainies ñeent ci Dakar Plateau Médina Ouakam Ouest Foire Sacré-Cœur Thiès Tivaouane ak Yoff ñett ci Diamniadio Dieuppeul Gueule Tapée Mamelles Mariste Matam Point E Rufisque ak Sicap Baobab ñaar ci Amitié 2 Castor Cité Libas Niang Fatick Guédiawaye HLM Keur Massar Koki ak Kolda benn ci Amitié 3 Bentali Bopp Cité Asecna Cité Biagui Cité CSE Cité Millionnaire Dara Derklé Fann Résidence Grand Dakar HLM Grand Yoff Liberté 1 Linguère Louga Mékhé Ñaari Tali Patte d'Oie Pikine Sangalkam Scat Urbam Thiadiaye ak Yaraax téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent si malade yu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla ànde fanweer ak ñett ñoo nekk réanimation ñeent malade ñàkk nañu seen bakkan bésu démb dibéer fukki fan ci weeru janvier bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan muy doon na le point du jour maanaam situation feebar bi mbas mi tey naka la fi taxawee si sunu réew nu def léegi lu dul dala sunu ganu bés bi de professeur Amadou Mokhtar Dieye nekk directeur des laboratoires professeur ñu ngi lay nuyu di la dalal. waaw Ramata maa ngi lay nuyu vraiment di la sant ci invitation bi nga ma def. muy xëy na sama ñetteel bi invitation. nga may permettre vraiment ma waxtaan ak askanu Sénégal ci mbas mi surtout ci domaine laboratoire. dëgg la muy lu am solo parce que déjà ñu ngi wax loolu ñu ngi wax fan yëpp si mbirum mbas bi fu mu nekk ni lim baa ngi yokk tey yow la nu mën a wax tey si sa xalaat si sa gis-gis si feebar bi nag la fi taxawee si sunu réew. waaw li ñu gis moom xëy na moom la ñëpp gis feebar bi dafa yokk te dafa yokk bu baax a baax yokkuwul ndànk dafa yokk bu baax a baax te ni muy yokkee xamaguñ fan lañ jëm. parce que dañu nekk ci deuxième vague donc mi ngi yéeg kon xamuñu fan lañ jëm te mi ngi yokk bu baax donc vraiment dafa yokk bu baax a baax te loolu dafa war a tax ñu gën a changer nu ñuy xeexee feebar bi feebar moom dañ ci war a jóg bu baax a baax pour vraiment jéem ko arrêter fi mu toll buñ ko deful après day gën a metti vraiment plus muy gën a yéeg plus xeex ko gën a jafe donc nañ def suñ kem kalaay kattan fi mu toll loolu moo ñu war te nit ñëpp jàpp te loolu mooy tax ñu génn ci. incha allah yaa ngi doon wax léegi nu waxtaan mbirum mbas mi pour nu mën a waxtaan mbirum mbas mi xam ngeen ne tey bu nu amee situation yi nga xam ne ñu ngi koy def bas bu ne c'est parce que justement da ngeen di def ay test saa su ne ngeen di def ay test naan def ngeen tant de test am ngeen si lii si résultat nu gis na nag si test yi am yu ñuy def am na ñaari façon test muy PCR ak TDR nu bëggoon nga leeral ñu ñaari test yooyu. waaw dafa am ñaari test yu ñuy def test PCR on dit même RT-PCR. mooy test yi nga xam ne moom lañ njëkk a commencé def loolu moom day mandarga virus bi lay seeti
virus bi sax dafa am mandarga yu bare mais test yu bare PCR yu bare parce que test yi fi ñu jógee bokkul mais yu ci bare dañuy seet au moins ñaari mandarga bi nga ko gisee ci la ñuy doon wax soog a wax ne doomu jàngoro bi mi ngi ci nit ki te ba léegi OMS test boobu la jàpp ni mooy test bi nga xam ni ci lañ mën a sukkandiku pour ne kii am na Covid wala kii amul Covid donc loolu mooy test PCR loolu moo tax Sénégal ak dëkk yu bare boo fi bëggee ñëw dañ naan la na nga indi test PCR négatif donc test PCR la ñuy wax parce que test boobu mooy test bi nga xam ne ñëpp dañ ci d'accord ni mooy test bi gën a wóor pour ni kii am na jàngoro bi wala amul jàngoro bi bu passé test boobu nag dafa am ce qu'on appelle les TDR les tests de diagnostic rapide comme ni ñu koy waxee ci tubaab rek dafa def test boo xam ne moom presque joni la PCR bi souvent day durer 4 heures de temps ou plus TDR yi moom 15 minutes 30 minutes mën nga am sa résultat donc test joni la mais test yooyu bokkuñu lu ñuy def parce que bu bokkoon lu ñuy def ñëpp dañuy def TDR yi parce que moo gën a gaaw te moo gën a yomb TDR yooyu dafa am sax ñaari TDR dafa am yoo xam ne dañuy xool anticorps ay soldats la yoo xam ne nit ki bu feebar bi duggee ci moom yaramam mooy togg anticorps yooyu comme système vaccination yi pour que anticorps yooyu soldats yooyu bu feebar bi ñëwaatee mu mën ko combattre pour que suñu yaram togg ko dafay jël temps donc nit ki mën na am feebar mais togg bi dafay jël temps bu ko defee boo xoolee anticorps yooyu ci ki nga xam ne mooy soog am feebar bi doo gis dara même mën na am ay symptômes ak lépp mais boo ko xoolee doo gis dara moo tax anticorps yooyu lu ci gën a bari duñ ko utiliser dafa am condition spéciale yu ñu koy utiliser yeneen TDR yi moom ay antigène lay seet antigène yooyu nag ci virus bi la nekk bokkut ak mandarga yi PCR yi di xool mais ci enveloppe liy muur virus bi ci lañ nekk buñ ko gisee aussi mën nañ jàpp ni daanaka kii am na doomu jàngoro bi mais am na ay limites OMS dafa ni test antigénique yi kenn mënu cee basé wu pour wax ni kii am na Covid wala amul Covid waaye mën na dimbali kii xool nit ñu bare li ñuy wax screening boo amee par exemple junni nit pour nga tester leen léegi ak PCR mën na jël temps mais boo defee sa test anticorps sa test antigénique mën nga segg gis ci téeméer wala juróom fukk ñoo xam ne positif na bu ko defee ñooñu da nga leen di ber en attendant nga confirmer résultat yi ñeneen yi des nga defee leen PCR parce que PCR bi mooy tax nga xam ni am nañ ko wala amuñu ko mais juróom fukk yi nga xam ne positif nañ moom da nga leen di ber au moins pour bu fekkee ni vraiment am nañ Covid bi duñ ko mën a wàlle mais après da ngay def PCR bi pour xool ba xam juróom fukk yooyu est-ce que ñëpp dañoo am Covid wala ñeent fukk ñoo ci am Covid wala ñeent fukk ak juróom wala fanweer donc loolu mooy différence bi PCR bi mooy li nga xam ne mooy joxe firnde ni kii am na Covid TDR yi bu dee antigènes yi yoo xam ne moom la ñu gën a promouvoir maintenant day tax nga gaaw am résultat mais résultat boobu résultat négandiku la du résultat définitif foog nga gëstuwaat ko foog nga gëstuwaat ko pour mën a confirmer ou bien infirmer résultat bi mais yéen tamit TDR boobu yéen a ngi si bëgg gëstu bu baax parce que dafa mel ni dañu bëgg gën a mën a tester nit ñi loolu moo tax comme ni nga ko wax pour gën a mën a tester la population foog ñu jaar si TDR yi te dafa nekk tamit si projet chef de l'État président de la République Macky Sall loolu fu ngeen si toll waaw xam nga TDR yi dañ naan OMS dafa ni bu fekkee ni yow amoo ay PCR yu mat da nga koy utiliser wala bu fekkee transmission bi dafay yokk bu baax a baax mën nga ko utiliser pour def li ma waxoon sànq donc nun loolu dañ ci liggéey mais damay rappeler ni Sénégal bi mbas mi commencé dañoo am commission technique de biologie médicale commission technique bi ministre moo ko mettre en place ñooñu ay experts rek lañ experts yooyu ñooy wax ci test yépp est-ce que test bi war nañ ko utiliser wala waruñu ko utiliser ñoo koy dañuy jox avis bi seen ministre bi ministre mooy décider mais dañ naan ko nun en tant que expert indépendant nun gis nañ test bi mën nañ ko utiliser wala test bi mënuñu ko utiliser avec liggéeyu experts yooyu dañoo am procédure pour ni boo bëggee dugal test Sénégal fii nga war a jaar fii nga war a jaar fii nga war a jaar et ci jaar-jaar yooyu dañ ni nun boo nee test bi baax na nun dañ koy yóbbu suñu laboratoire comme Institut Pasteur wala IRSF wala feneen xool ba xam li nga wax est-ce que déggu méngoo na ak liñ gis les TDR yi ñëw na Sénégal bu xaw na yàgg tuuti bi mu ñëwee jël nañ ci 6000
yoo xam dañ ko jox Institut Pasteur ni ko defal ñu évaluation ñu xool ñoom ñu def seen évaluation boo xam dañ ko def ci terrain bi mooy ñi nga xam ne dañ leen di defal prélèvement pour PCR defal leen prélèvement pour TDR ak ñoo xam ne dañu leen a testé woon ba pare ñu positif wala ñu négatif ñu xool ci laboratoire bi alors bi ñu ko defee dañu am ay résultats et résultats daf ñu woon lu bare ay jàngat yu bare daf ñu woon ni bu nit ki nekkee ci mi ngi soog am feebar bi signes yi mi ngi commencé feeñ parce que ci ñi signes yi feeñ lañ koy def signes yi mi ngi commencé feeñ ci benn fan ba ci ñetti fan boo defee TDR nga def PCR daanaka day méngoo par exemple boo amee 100 positif ci PCR bi da ngay am presque 100 positif wala 90% 95% positif ci TDR yi loolu day nekk loo xam ni lu baax la mais bu passé ñetti fan yi ak juróom fan wala juróom-ñaari fan day fekk li ñu naan charge virale bi day wàññeeku loolu dañ gis ni bu PCR bi positifé bi nga xam ne mooy firnde bi bu positifé téeméer yoo jël TDR bi peut-être juróom fukki ñooy baax donc foofu lay nekk correspondance loolu dafa nekk loo xam day tax ñu xam gën a xam nu ñu koy utiliser sur le terrain alors rapport boobu jëkkoon nañ def benn rapport bu ñu jot au mois le 23 décembre ñu yóbbu ko ci commission bi ñu xool ñu laaj leen benn rapport boobu tey lañ ñu ko jox bi ñu ko joxee wax nañ ci ay résultats yi ñu gis léegi dañuy convoquer commission bi pour mercredi après-midi pour ñu xool li ñu wax ak naka la ñuy expliquer nit ñi ni ñuy utiliser TDR yi sur le terrain incha allah ci semaine bi bu ñu defee réunion mercredi loolu day tax rek ñu wax nit ñi naka lañ koy utiliser est-ce que dañ koy utiliser entre benn fan ak ñetti fan wala ñetti fan juróom-benni fan ak yu demee noonu loolu test yi ñu def ci suñu laboratoire yi moo ñu koy tax ñu xam yoonu boobu donc loolu moo tax affaire yi parfois nit ñi naan dafa yeex dafa kii dafa nangam mais nun li ñuy def lépp dafa am procédure bu ñu koy teg dafa am yoon bu ñu koy teg yoon bu leer bu ngeen di ko teg dañuy def ba nga xam ne bis bu ñu wooy fu ñu mës a woo ñu ni fii lañ ko teg parce que aussi monde bi noonu la war a demee c'est-à-dire que lu ñuy def dañ ko war a baser sur des preuves médecine bi dañuy wax ne médecine bi maintenant ce sont les preuves boo amul preuve mënoo convaincre les gens donc ñun ci loolu la ñuy dox te incha allah jàpp nañ ni buñ réunir mercredi bu amul benn gàllankoor jeudi incha allah daañu commencé def TDR yi ci centre de santé yi et puis xool nu ñu koy def progressivement ba mu descendre daal fu mu war a àgg mu àgg fa. waaw ñu ñëw tamit si li nga xam ne mooy test yi toujours naka lañ koy defee ndax yéen a ngi wax def ngeen junni wala ñaari junni wala yéen a seet ñaata test ngeen di def saa su ne mais nu ñu seetlu mooy dafa mel ni testé ni ñu koy def yéen ay tànn ñi nga xam ne dañ leen di testé. waaw test yi dafa am ni ñu koy defee mooy ce qu'on appelle les cas suspects cas suspect mooy ko xam dafa am ay signes yaram bi dafay tàng muy sëqat yu demee noonu comme signe Covid bu ko defee médecin yi bu ñu ko dégloo daañu jàpp ni kii c'est un cas suspect bu dee cas suspect moom dañ koy testé bu dee 50 dañ koy testé bu dee 200 dañ koy testé bu dee 1000 bu dee 2000 dañ koy testé donc le nombre de tests dépend du nombre de cas suspects ak ce qu'on appelle aussi peut-être des contacts rapprochés c'est-à-dire bu quelqu'un amee Covid ci këram mais dañuy jàpp ne mook jabaram ñooy nekk mook ay doomam dañuy nekk boo xam ne même bu ñu développé ay signes sax mën nañ dem ba tester leen loolu médecin ñoo ci décidé donc noonu la ñuy choisir ñi ñuy testé maintenant dafa am ñeneen ñuy testé aussi ñoo xam ne ce sont des voyageurs sortants ñi nga xam ne dañu jóge Sénégal bëgg dem ci dëkk boo xam ne dañ leen laaj ay test ñooñu aussi dañ leen di testé ñooñu nag day fekk ñoom amuñu benn signe mais ci cas yi am na ci ñu bari ñoo xam ne ci voyageurs yi lañ koy gisee parce que maladie bi malheureusement dafa am ñoo xam ne dara day mel ne dara jotu leen ñuy daw di def lu leen neex mais fekk na ñu ngi ak doomu jàngoro bi te mën nañ ko wàllee donc bu ñu leen testé ñooñu aussi dañ ci gis ñoo xam ne dañuy positif mais koo xam ne nag tukkiwuloo amoo benn symptôme amoo ay contact rapproché ak ku am Covid bi kooku moom pour le moment décidé guñ testé leen. waaye des fois tamit préoccupation nit ñi mooy des fois dañu bëgg a dem dañuy dem am seen si waaye bu leen nee jarul testé seen xel du dal dañuy bëgg a def test bi te loolu tàmbali ko c'est-à-dire démocratisation boobu ñuy wax. waaw xam nga kii xamul moom day wax toujours bëgg-bëggam mais boo bëggee ku ñëw nii dama bëgg nga testé ko day compliqué aussi parce que test yi li problème mooy nit ki mën nga ko testé tey mu négatif suba nga testé ko mu positif donc boo ko testé aussi mu négatif aussi du tax nga mën a wax ni kii amul jàngoro bi parce que jàngoro bi dafa am période d'incubation temps boo xam ni doo ko gis
même boo defee test doo ko gis donc foog mu dem ba ñor pour boo ko testé nga gis ko donc nit ñi ñëw ni nañ leen testé bon ku am moyens yi mën nga ko def tout le temps di testé nit ñi chaque jour nga testé mën nga ko def mais sur le plan santé publique vraiment du option Sénégal. D'accord ñu ñëw si décentralisation laboratoire yi yéen a ngi koy tàmbaloon depuis ba feebar bi duggee jéem ngeen seet nu ngeen installé ay laboratoire si Sénégal fan ngeen si toll. waaw xam nga bi feebar bi commencé dañuy commencé woon dañu amoon ay appareils yu ñu amoon Sénégal yu ñu naan ay jeunes experts loolu moo ñu permettre woon ñu décentraliser parce que appareils yooyu dafay nekkoon pour tuberculose pour sida. donc amoon na un peu partout. donc appareil fi mu nekk moom la ñu utiliser. moo tax ñuy def test Matam di def test Kédougou di def test Tamba di def test Richard Toll Ziguinchor et cetera donc loolu ñu ngi ciy continuer bi ci mujj mooy Louga ci biir defuñu ko fa woon mais ñu ngi ko fay def léegi au-delà de ces jeunes experts dafa am test PCR yi nga xam ne moom la ñuy def même jeunes experts yi PCR la mais yi nga xam ne dafa mën a def lu bëri bëri comme yi ñuy def IRSF wala Institut Pasteur wala HMO et cetera yooyu dañ ko bëgg a yóbbu ci certaines régions par exemple fi mu doon ciblé nañ au moins 4 régions Saint-Louis Tambacounda Ziguinchor donc ñu ngi ci procédure bi vraiment pour mën a def yóbbu fa appareil yu mag def fa de grands plateaux de biologie moléculaire ñuy mën a def 100 tests 200 tests 300 tests par jour parce que te de jeunes experts yi ñoom seen capacité dafa xaw a limité Kaolack aussi ñi ngi mébét donc def fa benn plateau de biologie moléculaire donc loolu daal moo nekk ci projet yi nga xam ne ci 2021 bi incha allah daañu ko réaliser. incha allah tey lan ngay dénk askan wi professeur. waaw li may dénk askan wi rek mooy feebar bi bu ñu ko caaxaanee suñu àdduna bu ñu ko foyee vraiment bëggoon naa ci insister donc nit ñi nañ bàyyi ay rassemblement amul benn njariñ Sénégal yi aussi dama bëggoon ñu bàyyi di rus kii feebar na wala kii gaañu na foog ma dem fa mun ma fa bañ a dem. mais boo fa demee ñëw wàllu seen waa kër kenn dee fa wala ñaar dee fa lan ngay wax nit ñi nañ toog seen kër ñi nga xam ne dañu war a liggéey ñu dem liggéeyi di sol seen masque respecter la distanciation ça c'est très important te ku ñëw di wax ak yow solul masque nga ne ko solal masque ñun moom xëy na formation militaire moo tax mais ñun dañu ko wax de manière directe man même bu ma ñëw di maquillé wu sax damay xaw a jàppante kii nii ah non non man maquillage bi foog nga sol sama masque ñun ma non non ma ne kon sol leen seen masque bu baax a baax avant ngeen may maquillé donc il faut que nit ñi arrêté du am kersa boo mu bëggee seet si koo mën a doon mën la non non lan la woon nañu waxtaan téléphone bi et cetera donc les gens doivent se déplacer que lorsque c'est indispensable et donc loolu daal laa bëggoon wax te aussi vraiment mesures yi ñuy teg aussi ñu def tout pour nit ñi respecté ko buñ ko respecté wul ñu teg leen ay daan man waxoon naa ni bëggoon nañ sax ñu teg benn numéro vert man bëggoon naa ko pour ku gis kuy def cérémonie nga appelé ci numéro vert boobu police ñëw agir wala gendarmerie ñëw agir loolu je pense c'est très important waaw vraiment ci loolu laa bëggoon tëj vraiment di ñaan yàlla dimbali ñu mais nun ñooy dimbali suñu bopp d'abord. Tout à fait. jërëjëf professeur Amadou Mokhtar di nekk directeur de laboratoire du ministère de la santé sa kàddu am na solo trop ak leeral yi nga xam ne indil nga nu ko tey si mbirum testé ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax si sa teewaay si émission bi Covid 19 mbas mi nu defalu du la dalal sunu naataango di Oumou Kalsoum Sall si Allo Diaspora Oumou Kalsoum ñu ngi lay nuyu di la dalal. Ramata maa ngi lay fay di nuyu suñu mbokk téléspectateur yëpp nga xam ne ni ñoo ngi ñuy topp ci réew mi ak ci bitim réew di nuyu sa invité amaat mbégte niñ koy defee saa su ne ànd ak yow ci suñu émission Covid 19 mbas mi. waaw Oumou Kalsoum tey fan nga nu demal si altine bi. waaw tey nag ci suñu rubrique Allo Diaspora niñ koy defee saa su ne di wéy rek di xool ci yeneen réew yi tamit tolluwaayu mbas mi. ñu ciy ànd nag boobu ba tey xam nga ak suñu compatriote yi ñuy fekk ca bitim réew tey nag ñu fas yéene delluwaat ba ca réewu France dem xooli foofit situation bi xam ngeen ni réew la boo xam ne nii tamit ñoom ci jamono yi mbas mi sonal na leen lool fu mu ne nii mu fasaat fa depuis quelque temps donc tey ji ki ñi dalal ñu koy wax Marième Keita nag foofu ca Bordeaux lañ koy fekk moom mooy suñu gan tey ci rubrique Allo Diaspora Marième ñoo ngi lay nuyu di la dalal bu baax ci suñu émission. maa ngi nuyu waa Sénégal ñëpp di leen fay nuyu yéen tamit di leen ñaanal yàlla wér ak wér leen. yàlla maytu leen mbas mi yéen tamit.
jërëjëf Mariam France mu mel ni mbas mi laal na ko bu baax ñoom bu ñu xayma depuis le début tey jii ñu weesu ñaari million doomu aadama yu teg juróom-ñaari téeméeri junni ñoo xam ne ni laale nañu ak mbas mi bam fa duggee ba tey ñi ci faatu ñu leen di xayma ci juróom benn fukki junni romb na ko ci jamono yi nga xam ne ni tamit ñoo ngi wax deuxième vague ba si sax troisième vague mu mel ni ba tey nombre de contamination yi par jour bari na lool ndaxte ñoo ngi dem lundi bi ñu wax dem nañu ba fukk ak juróom benn junni cas yu bees loolu waraloon ñu jël fa ay mesures yu bees tey jii ban situation la ñu mën a jàpp foofu rawatina Bordeaux foofu nga xam ne fa nga féete. waaw effectivement affaire bi doy na waar trop ndax bi ñu defee premier confinement bi cas yi bariwul woon mais dañuy ibbi juillet août vacanciers yi ñëw dugalante bi génn bi rek affaire yi yokk ñu jógewaat ci loolu entre Noël ak jour de l'an cas yi gën a yokk éventuellement léegi dañu mujj def couvre-feu ñun tamit guddi gi à partir de 20h amuñu droit génn waaw mais booy génn booy def sa course il faut nga am autorisation pour def course il faut nga préciser lan mooy tax mu nga war a génn. d'accord mu mel ni ñoom objectif bi moo nekkoon dem ba wàcc ba 5000 cas yu bees par jour waaye ba tey loolu sori nañu lool nag objectif bi am sax ñuy laam-laame ni mën nañ fa delluwaat confinement bu gën a strict comme bi nga xam ne ni dund ngeen ko mois de mars. ñu ngi koy craindre rek ñu ngi koy bañ parce que fi mu nekk moo ñu nar a dal loolu moo ñu dal commencé nañu nag ñu ngi hésité ba xam ndax dañuy tëj wala duñu tëjaat. yow ngay liggéey ci benn maison de retraite foo xam ne ni fa la ñuy toppatoo ñi nga xam ne ni ay mag lañu mu mel ni ñoom mag ñi xam nañ ni tamit ay ñu vulnérable lañu ci feebar bi ñuy waxtaanee nan ngeen lan mu la changé ci seen wàllu liggéey ci maison de retraite boobu nga xam ne ni yéen a nga fa. waaw protocole yi nag metti na trop parce que fi mu nekk ñun chariot yi ñu daan yóbbu ñun léegi amatuñu droit accès ci ascenseur dañ ko daan yóbbu ba ci biir ascenseur dañ koy dugal ascenseur ñoom aide-soignante ñu récupérer yëpp vaisselle bi su ñëwaatee dañuy tout désinfecté ko encore plus et préparation yi léegi presque yu bari jetable lañ jënd avant dañu amoon suñu xibaar yu bari jetable lañ jënd et protocole bi métti na loolu waaw ay màgget la ñuy toggal 150 personnes lañ amoon benn cas lañ fi amoon bi mu amee dañu tëj maison de retraite bi yëpp ñun aide-soignante yeeg ñun yëpp chaque semaine ñu defañu test yàlla def na amatuñu cas parce que ci campagne bi la mais parents yi amatuñu droit visio la ñuy def ak seen doom yi ak téléphone. loolu sax moo waral ba ñoom bokk nañ tamit ci cible prioritaire yi ci wàllu vaccin bi nga xam ne ni ñoo ngi koy wax te en France ñu tàmbali ko foofu ci EHPAD yi ko maison de retraite yi ñoom tamit tàmbali nañ ko foofu. commencé nañ ko effectivement man mi proposé nañ ma ko mais man maa ngi hésité ndax ma def ko duma ko def tant que amaguma réponse bu wóor. voilà mais commencé nañ ko effectivement. Mariam Keita ñoo ngi lay gërëm amoon nañu tey jii mbégte dalal la ci suñu rubrique Allo Diaspora. maa ngi ñaanal waa RTS yàlla defal leen jàmm télé bi gën a agrandir encore tamit yàlla may leen succès ci li ngeen def di leen remercier yéen ñëpp équipe bi yëpp leen ñaanal yàlla wéral seen kër defal leen jàmm yokk leen ba ngeen yëg ko di ñaanal waa Sénégal jàmm aussi jërëjëf di ñaan yàlla aussi mu sàmm leen yéen ñi nga xam ne ni yéen a ngi ci bitim réew ci jamono yi gis nga Ramata tey jii ñu delluwaatoon ca France ci Bordeaux lañ demoon noonu tamit lañ koy waxee fii ci Sénégal bu fekkee ni ñun nag suñu mag ñi ñun lañu dëkkal ci kër yi lañ leen di fekk waaye tamit mu mel ni njaboot gaa ngi génn di ñibbisiwaat ci kër gi di fa fekk mag ñi loolu nag war a tax ba ñu gën a moytandiku protéger suñu bopp waaye protéger ñooñu nga xam ne ni ay personnes vulnérables lañu donc ñu ci bàyyi loo xel nit ñi ku nekk jël ci say matukaay ba boo génnee ñibbisi ci kër gi yàlla def nga bañ a àndaale dara loo xam ne ni dina lor mag ñooñu nga xam ne di nga leen fekkaat ci kër yi kon nag Ramata tey lii lañ leen a doon ci seen rubrique Allo Diaspora di leen jox rendez-vous ëllëg incha allah. jërëjëf Moukasoum Sarr ba ëllëg incha allah di gërëmaale di nuyuwaale sa gan bi di Mariama Keita ak Sénégal yi nga xam ne ñu ngi foofu sa France ak tous les Sénégalais de la diaspora comme ni ñu ko waxee saa chaque jour ñu bàyyi leen xel bu baax di leen ñaanal bu baax yàlla jàppale leen bu baax si feebar bi ñu def lu dul dalal Fatoumata Savané Saleh Fatoumata na nga def. Ramata fay naa la di nuyu ñëpp ñi nga xam ni ñu ngi seetaan. alors gis nga tey Moukasoum ngi dem tey France Bordeaux précisément lan nga nu mën a wax tey si feebar bi foofu.
waaw France moom ñuy wéy rek seen cas yi maanaam di yokk wala boog di wàññi en tout cas tey en 24 heures 15 944 cas la ñu enregistré France tey ji egg na ci 2 783 256 décès yi nag toll nañu ci 67 750 personnes yu génn àdduna waaye France ñu ngi xool benn éventuel reconfinement local maanaam ñi ngi xool ndax ci projection ndax duñu tëjaat ay yoo xamante ne ay département lañu lu toll ci 14 départements yoo xam ne mën nañ ci citer quelques-uns comme Saint-Étienne Strasbourg Toulon Provence Tours ak Aix-en-Provence yu demee noonu ñooñu ñëpp ñi ngi xool ndax duñ leen tëjaat parce que li ñuy gis mooy mbir mi wàññeeku te dañu jàpp ne conséquence su fête yi nga xam ne ci la ñu jóge loolu moo indi cas yu bari yi donc saa su nekk ñuy gis ne mbir maa ngi yokk ñoom duñu faj lu bari ndax France boo xoolee li ñu faj 202 429 personnes si 2 millions de cas kon ça veut dire que li ñuy faj également taxu kaa takku bu dul loolu rek maanaam ñi am virus bi fu mu nekk ni sous traitement la ñuy nekk ku ci nekk ak niñ lay wéralee wala nuñ lay traité mais faj bi daal am nañ ci tuuti souci moo tax nag ñi ngi xalaat ndax duñu tëjaat la nga xam ni ay quelques départements yu gën a bëri ay nit bu ñu jógee France nga wax nu xëy na àdduna bi fan la fi toll tey si feebar bi waaw démb rek yaa ngi ko doon wax naan egg nañu 87 millions tey moom egg nañ 90 millions 90 millions 382 187 cas bu nekkante chiffre yooyu moom mooy am gis nga depuis 5 minutes wala depuis 6 minutes ñu ngi ci 90 millions 695 701 cas à travers le monde ñi nga xam ne ñoo génn àdduna tey toll nañ ci 1 940 593 personnes tey nag yaa ngi gis ne ñi ñu faj également egg nañu 50 millions barre bi mais ba léegi taux de guérison bi wàcc na parce que saa su ne dañ doon am plus de 56 virgule mais tey mi ngi si 55,30% ce qui veut dire que ñi ñuy faj ñi ngi wàññeeku également mu mel ni kon feebar bi mi ngi jël de l'ampleur alors que solution amagul carrément bien que nag ne ñi ngi vacciné en tout cas ñu ñëw Afrique waaw xëy na balaa rek ñuy jàll ci wàllu vaccination bi ndax ñu ngi doon wax ne production bi dafay xaw a manqué moo tax BioNTech daal di ne moom dina defar lu toll ci 2 milliards de vaccins de doses balaa ci biir année bi maanaam parce que dañu waxoon ne objectif bi 1 milliard 300 mille doses la ñu bëggoon mais moom ki nga xamante ne mooy BioNTech doon laboratoire américain bi nga xam ni moo bokk ak Pfizer di nekk bu américain bi jàpp na ni ñoom war nañoo mën a def ba 2 milliards de doses su ko defee képp ku soxla nga am vaccin bi à temps parce que ci loolu la ñu nekk ndax production bi dañu ne dafa manqué woon par rapport ak demande bi. tout à fait nu ñëw Afrique nga wax nu tey naka fi taxaw si sunu continent. waaw ñun tey ñi ngi am 28 568 cas à travers toute l'Afrique ñi ngi egg tey 3 55 158 cas ñi nekk sous traitement egg nañu 513 000 également 3 55 158 loolu mooy cas yu bees yi voilà ñu am ci ñun en 24 heures 28 568 cas léegi nag li nga xam ne gis nañ ko mooy ñi ñuy faj saa su ne ñi ngi yokk tey am nañu 2 468 933 guéris tey bu ñu xoolee ñi nga xam ne ñoo nekk si wàllu décès yi tey 560 décès la ñu enregistré en 24 heures loolu moo indi taux bi egg fi nga xamante ne mooy 72 757 décès à travers toute l'Afrique ba léegi nag Afrique du Sud moo wéy di jiitu ci li nga xam ni mooy décès yi am 1 231 597 cas Afrique du Sud nag buñ ko waxee tey dafa am leneen lu fa xew ay nit yoo xamante ne dañu jógee Zimbabwe di dugg si Afrique du Sud nee na dañu ragal ñu confiner leen maanaam waa Zimbabwe ñoom naam seeni cas bariwul mais comme que dañu bëgg tëjaat ñoom jàpp nañu solution bi mooy dem vers l'Afrique du Sud mais nag balaa ñu fa dee dugg dañ leen di laaj la nga xam ne mooy test négatif boo xamante ne moins de 3 jours la moo tax nag nit ñu bari ñu ngi fa artu di dem tey jii nag waa Zimbabwe ñoom am nañu 21 477 cas loolu la ñu am la nga xam ni mooy 507 décès donc loolu la ñu enregistré depuis bi feebar bi commencé waaye nag bu ñu jógee Afrique du Sud am na yeneen réew yi nga xam ni dañoo ëppale également li nga xam ni cas mbas mi la ku ci mel ni Maroc mi ngi tey ci 452 532 Égypte moo ci topp Tunisie également passé na 100 yi di dem Éthiopie 128 616 cas Algérie 102 144 cas Libye moo tëj fa nga xam ni mooy réew yi gën a am mbas mi ngi am moom tamit 105 378 cas OMS nag di naan Afrique que deuxième vague bi nañu moytu parce que bi ñu xayma plus 19% la sunu cas di yokk depuis deuxième vague bi ñuy woote. d'accord ñu ñëw léegi si sunu réew Sénégal nga wax nu tey xëy na cas yu bees yu tey naka la fi taxawee si sunu réew.
waaw cas yu bees yi déjà xam nañ ne tey 288 cas la ñu enregistré à travers le pays ñu gis ne saa su nekk Dakar moom foo ko fekk mu jël raw gàddu gi tey ña ngi fa enregistré loo xam ni 201 cas la en 24 heures li ci topp mooy Thiès moom moo am 22 cas Diourbel am 21 cas Saint-Louis am 15 cas mu mel ni yooyu noonu ñuy wax ñetti région yooyu ñoo jël li nga xam ni moo ëpp mais jàpp ne rek fu mu nekk nii moom li ñuy wax rek ci cas yi au Sénégal mooy ni que mi ngi continuer di yokk boo gisee Saint-Louis maa ngi ko doon wax ñu ngi ci 15 cas bu ñu demee ba Kolda 2 cas la ñu enregistré Tamba am 5 cas Kaffrine la ñu gisul lu bari tey amul benn cas ñu gis ne Kaolack am nañu 8 cas fa nga xam ne nag mooy Fatick enregistré na 2 cas. anu ñëw si Dakar nga xoolanu Dakar gëj nañ ko xool. waaw Dakar moom fan yi moom xam nañ ne mbir mi moomam bala bi mu commencé ba léegi dafa bari tey ñu ngi ci 14 407 cas pour Dakar kese donc ce qui veut dire que bu ñu xoolee Dakar Ouest ba léegi moom moo ëppale si cas yi am 3 345 cas Dakar Centre moo ci topp am 3 257 cas feneen fu ñu dem également mooy fële nga xamante ne mooy Dakar Nord ñoom itam dañoo bokk ci ñi nga xamante ne seen cas yi dafa takku bu baax a baax passé li nga xam ni mooy 1500 cas yi mu mel ni rek bu ñuy xayma 14 407 cas yi Ramata Dakar la depuis bi mbas mi dooree chaque fois ñu ne Dakar moo gën a metti mais effectivement parce que Dakar ñoo nangoogul nangu acceptation ne feebar bi réalité la bu ko ñuy nangoo la majorité ñi ngi toog par yenn saa ci réseaux sociaux yi naan non c'est des chiffres fictifs non lii mënul nekk non dañuy wax rek amul mais il faut que nit yi xam ne accepter feebar bi déjà wàññi ko la à 50% ne pas l'accepter mooy yow nekk nga asymptomatique yaa ngi wàll plus de 50 personnes autour de toi te mënuloo ko xam parce que yaa ngi toog naan non man kon daanuma kon virus amul kon corona amul en fait Dakar lii moo indi situation bi nga xamante ne nii ñu mënuñu ko gérer sax pour l'instant parce que cas yi day continuer di yokk malgré tout Ramata malgré tout les gens continuent encore à se voir di nekk ci ay groupe di nekk ci ay kër di dajaloo avant 21h juste pour passer ensemble du temps alors que mbir mi na ku nekk toog këram la ñu wax que les gens respectent la distanciation même quand on est en famille na ñuy toog nii ñuy toog nale ñu mën a respecter li nga xam ne mooy distanciation bi sinon suba ginnaaw suba on aura encore plus de cas et dina gën a metti ci médecins yi eux aussi ils ont besoin de leur famille demuñu seen kër yi parce que ñu ngi hôpital depuis presque 1 an am na ñoo ci xam ne bu ñu la waxee 6 jours la ñu am wala 5 jours de repos en 1 an mais ça fait pitié dafa da nga leen di yërëm en fait voilà mi ngi noonu dëgg la Fatoumata Savané tey kon nag lan ngay dénk askan wi si mbirum feebar bi tey waaw nañu gën a góorgóorlu rek xam ne mi ngi fi te demul fu mu nekk nii bu ñu xoolee li nga xam ni moo am feebar ñu ngi waaj a egg par exemple ci 100 millions de cas parce que instant bi ñu ngi 90 millions ci mbas mi ci àdduna mu mel ni kon feebar boo xam ni la kenn xaaru ko lu bett ñëpp la ci kaw suuf mu doon loo xam ne xëy na dañ koy wanele yàlla mu ñaan ko également mu dindil ñu ko mais bu dee moom daf ñu koy dindil il faut aussi nit yi def li nga xamante ne mooy seen waruwaay c'est-à-dire jéem a jàpp ci li nga xam ni mooy respecter liñ ñu wax parce que liñ ñu wax bu nekkee ne dañu xool scientifiquement mu marché ça veut dire que masque yi am na lu muy faj am na lu mu gàllankoor également distanciation bi am na lu muy faj kon faaw nag ñu jàpp ne loolu moom la ñu amagum ñun parce que nag vaccin bi yegg seegul te it mi ngi nii di waaj a yegg si ku ne naan du ma ko def kon mieux vaut kon ñu respecter li nga xam ne mooy mesure barrière yi. Tout à fait merci beaucoup Fatoumata Savané si kaddu yi di gërëm Oumou Kalsoum sunu coordonnateur Moussa Mané Cheikh Sadibou Diagne aujourd'hui à la réalisation Daouda à la caméra Moustapha Diallo au son Moustapha Diallo oui et Mohamed à la technique di gërëm waa maquillage Ada tey moo ñëw waa protocole Tina ak toute son équipe di leen gërëm di leen sant bu baax a baax di gërëm encore une fois di encourager tout le personnel médical jàngalekat yi élèves yi étudiants yi les Sénégalais d'ici et d'ailleurs surtout la diaspora di leen ñaanal bu baax yéen tamit di leen gërëm di leen sant bu baax si seen teewaay si émission bi Covid 19 mbas mi di leen ñaanal guddi jàmm